yàllaahu bil Mustafa sirgede yàllaahu wa bi xalilika auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin di sant mbokk taalibe yi mbokki jullit yi ci fii ci seen télévision Touba Madiyana TV ñoo ngi dellu si waat comme niñ leen ko diggee woon weer wu jot ci seen émission alfikru mouride yi muy la pensée mouride te seen mbokkum taalibe Serigne Khadim Diagne di leen ko présenté comme niñ leen ko waxee woon tey ñoo ngi dalalaat keneen ci bindikat yi te mooy Serigne Pape Sall mi nga xam ni attaché d'administration universitaire la woon disciple Serigne Sam Mbaye tamit ñu xam ko ci ki nga xam ni mooy traduire wala mooy transcrire en français jëlee ko ci olof conférence su Serigne Sam Mbaye yi tey moom lañ fas yéene waxtaanee muy mbindam bi waaye tamit ba laataa loolu dinañ waxtaanee sëñ Sam Mbaye kon balaa ñuy sóobu ci waxtaan wi dañuy nuyu sëñ Pape Sall du ko defee mu waxtaan ak mbokk taalibe yi présenté wu du ko defee ñu tàbbi ci biir waxtaan wi bismillah sëñ Pape Sall. astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al qayyum atubu ilayhi tawbata abdin zalimin la yamliku li nafsi darran wala nafhan wala mawtan wala hayatan wala nusuran la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim hasbuna allahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawlahu wa ni'man nasir a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sëñ Xaadim ñoo ngi lay nuyu di nuyu mbokk taalibe yi nga xamante ni ñoom nga àndal ak mbokk taalibe yi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan télévision bi tudd Al Madiyana TV ni nga ko waxee man Pape Sall moom Serigne Sam moom lañ gën a miin waaw taalibe Serigne Sam la naka jekk ci ndaw ba nim fi bàyyi ko comme ni nga ko waxee tamit am na ay waxtaanam yoo xamante ni toxal nañ ko ci wolof yóbbu ko ci tubaab ci ndigalam waaw kon daal ci nuyoo ñu déglu laaj yi ba xam lan lañ ci mën a doon. jërëjëf sëñ Papa Sall mu sëñ Sam Mbaye nuyoo bi am na solo lool daanaka def nga présentation dañoo ginnaaw ba nga defee sa présentation bëgg nañ nga présenté ñu sëriñ bi muy sëñ Sam Mbaye kan mooy sëñ Sam Mbaye sëñ Papa. alhamdulilah rabbil alamin xam naa laaj bu jafe la te yomb ndax kan mooy sëñ Sam li tax mu jafe mooy ci ku mel ne man dangaa juddu rek ñu yóbbu la ci sëñ Sam ne la yow kii mooy sa sëriñ nga nekk ci sa ndaw di dem ak ñëw saay soo ñëwee ñëw ci moom léegi lu nu jublu ci kan mooy sëñ Sam mooy ban jamono la ñëw ci jamono maanaam kañ la gën a jamono ak ay jaar-jaaram loolu ci li nga xamante ni bindoon nañ ko ci am na ci ouvrage yi bari na tamit ci net bi am na ñu bari ñuy wax ni Serigne Sam mi ngi gën a jamono 1922 tàmbalee jàng alxuraan Louga ci Baye Mbaye Touré jóge fa dem kokki ci daara Ahmed Sakhir Lo jàng fa ba bind fa ay kaamil jàng fa ay xam-xam jóge fa dem gànnaar la muy dem gànnaar dem na Ndar wër na lu bari dem na gànnaar dem Tunisie dellu siwaat ci réew mi nekk université am fi ay diplôme tubaab ba présenté fi thèse doctorat d'état kon yooyu lu baree bari la loo nga xamante ni tasaaroo na ci maanaam biographie bu sëñ Sam nekk ko waxaat ko xëy na man toujours damay faral wax ni li ma ëppal solo ci xam ne sëñ Sam mooy ana lan la fi dunde lan la fi bàyyi nga dégg mu koy wax ci béy boobu tilka asaaruna tadullu alaynaa fanzuru ba'danaa alal asaar yi maanaam samay jeexital a ngi nii su ëllëgee sooy xool xoolal ci samay jeexital kon mu jàpp ni la ëpp solo
mooy xëy na loolu ay waajtaay la yu mu waajale woon li ko taxoon a ñëw ci jamono maanaam xam-xam boobu mu doon wuti ci arab xam-xam boobu mu doon wuti ci tubaab ana lan la ko doon doyee loolu mooy li nga xamante ni moom la fi dunde mooy waxtaan yi nga xamante ni moom la fi def ci benn parenthèse bu ndaw maa ngi Abdoulaye Diop mi ngi ko doon nettaliwaat ci gàmmu gi parce que am benn mbokkam mu ni ko yow sëñ Sam li nga am ci xam-xam boobu jamono yi bii dem Tunisie mu ni ko li nga am ci xam-xam nga xamante ni bu doy waar la ñu dégg ni da nga fay jóge dem Tunisie di jàngi looy wuti ci réewu arab yi di jàngi mu ni bi may dem ci réewu arab yi bi may dem ci réewu arab yi arab yëpp mën naa leen a jàngal waaye ñoom nu nu dunde maanaam nu nu dunde lan mooy seen tradition ana lan moo tax alxuraan wàcc ñoom ak loolu la doon dem di gëstu bi moo ko yóbbuwoon ci réewu arab yi muy dem civilisation arabe ak ni ñu doon dunde ak loolu xam-xam yooyu loolu moo ko taxoon a dem waaye demuloon ngir mottali àllu kon ma jàpp ni comme ni ma ko waxee wër yooyu mu doon def yëpp dafa am loo nga xamante ni suñ boroom da ko def daf ko santoon mu war koo def mu doon waajal loolu laa jàpp ni mu ëpp solo fii la gane àdduna fii la jànge ndax da nga dégg sax yu ci baree bari day am wuute ndax loolu day nekk genre histoire ndax comme moom bindu ko dañoo jekki-jekki rek gis ko mu yëngu ci loolu doo xam kii ana fan la jóge kon yu ci baree bari yoo nga xamante ni yëcce wér lu ci gën a bari bala nga cay jot fekk na yi wérul jàll na ba noppi ndax cofeel ak taxawaay boo nga xamante ne bi def na ko ci diine waaw loolu mooy sëñ Sam kon sëñ Sam li nga xamante ni moo ëpp solo ci li nga xamante ni moom la fi dund mooy waxtaan yi nga xamante ni moom la doon def ba ñu jàppe ko sëñ Sam Mbaye conférencier xamante ni tur woowu nëbb na lu bari ci moom conférence yi nag dafa bari da ci am yoo xamante ni day jàngale maanaam jàngale diine ci ñetti xaajam ci niñ ko xamee fiqh maanaam tawhid fiqh ak tasawuf maanaam tawhid islam ak ihsaan benn bu ci nekk wala neexee nga ne xam-xamu fiqh xam-xamu tasawuf tawhid ak xam-xamu tasawuf ci yooyu li nga xamante ni lu ci gën a bari waxtaani ci noonu la demee bu ñu jàppee fiqh bi nga xamante ni daanaka ci jullit mooy li nga xamante ni moom la war a njëkk a xam ndaxte sunu borom boo ko dee jaamu doo ko jaamu ci tollale da nga koy jaamu ci li nga xamante ni moom la santaane nu jaamoo ko te noonu mu santaane nu jaamoo ko dafa am ku mu yónni mu ñëw indi ni nga xamante ni noonu lañu bëggee nu jaamoo ko yàlla ñi nga xamante ni nag ñoo fi jiitu indi ay téere bind ko lu ci gën a bari ci làmmiñu yaaram mooy arab ñu baree bari jànguñu arab moom nag bi mu ñëwee nga xamante ni moom dafa ñëw rek dëgmal ci wàllu xam-xam Sëriñ Tuba ngir wesaare ay xam-xamam boo seetee téere yi li nga xamante ni moo gën a siiw boo xoolee ñetti tom la benn ba ñëwul waaye boo xoolee fii di nga gis ni Mawahibul Xuddus donc boo xoolee tawxiid bi di nga gis ay Mawahibul Xuddus ak téere yi nga xamante ni mooy jàngale tawxiid boo fa jógee boo xoolee fii da nga gis ay Tazawudi Sixaar ak yooyu téere yooyu nga xamante ni mooy téere fiqi la nga xamante ni mooy téere ak iman donc yooyu li ci gën a bari ci mbindam ndax wax nga mbindam sànq lii la maanaam traduire li nga xamante ni mooy njàngaleem diine te balluloo ko ci sëriñ bi Sëriñ Tuubaa ci gën a bari waaw am na tamit beneen téere boobu gën ñëwaalewul mooy Masaalikal Jinaan ak Qalbu Aaw yooyu mooy téere yi nga xamante ni mooy téere tasawuf kon yi mooy yi nga xam ni moom la traduire woon waaw ci ndigalu sëñ Abdou Lahad Mbacké sëñ Abdou Lahad waaw ci ndigalu sëñ Abdou Lahad ci seeni waxtaan loolu am na ay anecdote yoo nga xamante ni dañ ko ciy nettali ndax balay lii moom ku ne xam na ni sëñ Abdou Lahad ak moom jaxasoo woon nañ dañoo waxtaanoon ci lii ci ni ñu ko nettalee sëñ Sam daal ni sëñ Abdou Lahad dama jàpp ni sëriñ bi dafa war a fekki ndaw ñi mu ne ko sëriñ bi dafa war a fekki ndaw ñi ba mu wax lu mu tekki mu ne ko sëriñ bi li mu bind lépp da ko bind ci arab comme ni ma ko waxee sànq
te ndaw ñi léegi ku judd rek ñu yóbbu la nga jàngi tubaab kon ñoom ñoo ñu jàngi tubaab déggu ñu ngi la xamante ni moom la sëñ bi di wax kon dafa jot nag léegi li nga xamante ni moom la sëriñ bi bind ci arab ñu toxal ko ci arab yóbbu ko ci làmmiñu tubaab ndax ndaw ñi mën a xam li sëñ bi wax waaw sëñ Abdou Lahad ni ko baax na waaye li muy jaxasoo moom lépp booba jàppul ni moom ni mu déggee arab ak wolof dégg na ko tubaab ba liggéey boobu mu bëgg moom sëñ Sam mën na koo def nga xamante ni loolu am na sëñ Abdou Lahad topp na nag wax jooju am ñoo xamante ni sant na leen loolu maanaam ñu jël ay téere toxale ko ci arab indi ko ci tubaab waaye bañ ko defee ba nu ñëwee moom jàngal ko li nga xamante ni ñooñee loolu lañ def te alal ju bari la ca def biñ ko jàngalee ñi nga xamante ni loole noonu lañ def loole da ko gas suul nga xam ne lii dëppoowul ak li nga xamante ni moom la sëñ bi wax ci téere yi wute na dégg ni wute na niñ ko toxalee wute na wàññi ko gi daal ëpp na dayo loolu sëñ Abdou Lahad da ko jëkkal teg ko fële jamono di dox ba mu di ko jàmbat ba ñu ni ko li nga bëgg daal kenn ko mën muy sëñ Sam mu ni ko sëñ Sam man mu ni ko men sëñ Sam Mbaye mi nga xam moo ko mën sëñ Abdou Lahad yónneewul dafa taal otom ñëw ci moom ñu waxaat ko li mu ni ko man ko waxoon naa la ko mu ni ko waaye ba ma ko waxee da nga maa waroon a yee sëñ bi ni ko ci naka mu ne nga ne ma mën naa ko mu ni ko waaye léegi moom bay wéy na mbuus mu ni ko ndax léegi dong ngay sëñ Tuubaa dañ maa xam ci waxtaani sëñ Tuubaa ba néew na mu dugg ci weer te aw ma ci ñaari waxtaan wala ñett te loolu boobu liggéey boo ko dee def dafay laaj nga am ak toog am jamono ju bari yoo xamante ni da nga ko ciy consacré mu ne ko loolu man mii maay def communiqué sëñ Abdou Lahad moo woo rajo Dakar boobu moom dong moo fi def rajo mun daal ne waxtaankat boobu ñuy wax sëñ Sam Mbaye de fii ak juróom benn weer bu ko fi kenn woo waxtaan ndax daa am liggéey ba nga xamante ni sëñ Tuubaa da koy liggéey loo waaw léegi mu defar ba avant lii sax am na lu jiitu woon mooy Masalik bi moo jiitu woon Masalik bi ak Xoqa am na sax fa nga xamante ni sëñ Sam tegtal na ci wax na ni tegoon na ci moom jaawartu waaye sëñ Abdou Lahad moo ko génneelu ndax booba bu mu ko defee ba nga xamante ni présenté ko sëñ Abdou Lahad def na ko jaawartu mii de moom bi ko sëñ bi def digganteem ak borom moo taxoon boolewu ci woon kenn moo tax jaawartu ñëwul ci livre boo gisee Masalik bi waaye dama ko indiwaalewul boo ko gisoon da nga gis livre 1 mooy Masalikul Jinaan livre 2 mooy Xoqal du kaaw livre 3 bi nag moo doon jaawartu waaye nag sëñ Sam wax ni li ko dugaloon moom ci boole ci jaawartu boobu mooy dafa gis ko traduire jaawartu traduction bu doy waar boo nga xamante ni daal bu umpale sëñ bi ak li mu wax ci jaawartu moo taxoon mu def léegi nag bi nga xamante ni sëñ Abdou Lahad gis na ko ni ko kii de moom bi ko borom di def digganteem ak borom dong la woon boole wu ci woon kenn loolu moo tax jaawartu ñëwul ci traduction yi léegi nag bi nga xamante ni def na loolu bi ñu moolee Masaalikal Jinaan ba noppi ci làmmiñ sëñ Sam laa ko nangoo mu ni jamono yooyu nga xamante ni def nañ ko bépp ministre bu fi nekkoon ci jamono Abdou Diouf la woon sëñ Abdou Lahad jox na la Masaalikal Jinaan bu mu ko laajee ni ko loo ci jublu mu ni ko dama bëgg yomal xiyaam ku ci layoog sëñ Tuubaa mu yey la kenn du ni xamu woon sëñ Tuubaa ndax xam na naa. day mel ni sëñ Tuubaa moom téere yi la. waaw sëñ Tuubaa moom loolu la fi nekk woon moom xett li jaam ñi waaye nag téere yi li tax mu nekk dafa demoon ba amatuloon jot goo xamante ni dana jaxasoo ak nit ñi mu am nag ñoo xamante ni la mu fi bàyyi woon ñoo koy waaw kon. am na solo lool waaw. kon day mel ni lii ndigalu Sëriñ Tuubaa la woon. waaw lii moom. parce que ndaxte bi ko sëñ Abdou Lahad def moo fi sëñ Tuubaa. waaw ndax loolu mooy déggin ba nga xamante ni ba mu demee ca rajo ba daal ni dafa am liggéey ba nga xam ne sëñ Tuubaa da koo sant. da ngay jàpp ni fi mu toll nii sëñ Muntaxa moo fi sëñ Tuubaa. kon bi mu koy wax moom sëñ Abdou Lahad moo fi sëñ Tuubaa te moo sàkk woon liggéey boobu ci sëñ Sam. muy liggéey bu am solo. bi mu ko defee ba mu sotti bi nga xamante ni mi ngi traduire Masalik xam nga sotti yi bari na. bi nga xamante ne bii léegi wax naa nag sëñ Abdou Lahad waxtaan nag moom ba mu nangu koo traduire dafa dem nag ba ci sëñ Abdou Lahad ni ko ndax mën naa am bindum loxom Sëriñ Tuubaa moo nga xamante ne bii kenn sottiwu kon manuscrit original yi. manuscrit original ba mu demee ci sëñ Abdou Lahad gaal la yëkkati di yëkkati ba génnee téere Masaalikal Jinaan bi nga xamante ne bii Sëriñ Tuubaa ko bind ci loxol boppam lii ki ma ko nettali mooy tonton Dut Thiam moom laa déjee woon gàmmu 92 parce que ku faral la déglu sëñ Sam dégg mu naan Dut Thiam yaa ngi nelaw rek ci gàmmu 92 gi la ko waxe woon tonton Dut Thiam moomu nag moo àndoon
ak sëñ Saam bi nga xamante ni moom mooy jëli moom lay dem ci sëñ Abdou Lahad di sàkk ci moom mu jox ko mbindum loxom sëñ Tuubaa mu kenn sottiwul Masaalikal Jinaan sëñ Abdou Lahad jox ko manuscrit boo nga xamante ni sëñ Tuubaa ko bind kenn sottiwul ko mu liggéey ci Masaalik ba mu noppi ba mu koy delloo it ñoom ñaar ñoo àndaat pantoon jàmm nee na bi mu demee ba jox ko sëñ Abdou Lahad dama ne ko jàppoon naa ne doo ko delloo si de mu ne ko xajul ci bàmmeel de te moom moo ko waaw am na solo lool waaw kooku mooy sëñ Sam. kooku daal mooy sëñ Sam mooy sëñ Sam. jërëjëf sëriñ Pape Sall mu sëñ Sam Mbaye kon day mel ni sëñ Sam ndax concept émission bi mooy waxtaanee mbind. kon day mel ni maanaam du ñu waxee lan mooy mbindum sëñ Sam. ñu ne mooy tradition yi nga xam ni defoon na ko am ci ndigalu sëñ Touba. te moo doonoon sëñ Abdou Lahad ci jamono jooju. kon day mel ni tamit ni nga introduire sa kàddu ci tàmbali gi ni sëñ Sam ku teel a am rapport la ak téere yi ak téere yi loolu li koy tegtal mooy sàkku xam-xamam maanaam yem ba mu demee ba géeje ci diine ba xam ni mënatu cee dooleeku dafa dem jàngi civilisation xam ni maanaam civilisation tamit dafa bokk ci lu xam ni maanaam mooy tax sa message gën a mën a jàll ndax day tax nga xam ñi ngay waxal loolu dégg nañ ko ci wax ji waaye dafa mel ni sëñ Sam ku ko wax rek wax tasawuf day mel ni maanaam duñu ni sëñ Sam am na spécialisation dañ naan tasawuf mooy spécialité am ndax loolu daan ngeen ci waxtaan ak moom ak di ko laaj ay mbir comme ni ab taalibe ab murid di ko laaj ab cheikh am xam nga loolu li koy dëggal sax mooy parcours universitaire bi mu def parcours universitaire bi sëñ Sam def yëpp da ko def sëñ Touba te nag bi ñu waxtaan sëñ Touba tasawuf moo tax bi ñu waxtaan sëñ Touba tasawuf moo tax parcours universitaire sëñ Sam yëpp maanaam spécialisation da ko def sëñ Touba mémoire am thèse premier cycle am thèse d'état lépp sëñ Touba la ko def parce que traduction yi ëpp na lii am na lu ëpp ñaar fukki xasida ak ñaar yoo nga xamante ni traduire na ko te nekkul ci téere yi maanaam yoo nga xamante ni daa nekk kenn moolu ko waaw tasawuf nag li tax muy spécialité am ni ma la ko waxee mu ñëw spécialisé ci sëñ Tuubaa ci tasawuf jàpp na ni nag léegi doomu aadama ak diine li ëpp solo ci moom mooy la ci biir al ihsaan waaw mooy sa diggante ak sa borom te boo dee seet waxoon naa la sànq ne la waxtaan yi ci conférence yi waxtaan yi dafa bari loo benn bu ci nekk dafa am loo nga xamante ni moo ko tax a jóg donc ci biir tasawuf dafa am ay jikko yoo xamante ni dafa nekk ci doomu aadama bi ndax ni nga ko xamee wala ni nga ko déggee suñ boroom dafa jël doomu aadama muy synthèse lépp lu mu bind lépp lu mu bind rek da cee coppati def ci doomu aadama mala yi nga xamante ne mu gis day am xaaj bi muus mi wundu maanaam janax ji kenn ku nekk jikko yooyu am na ci loo xamante ni dañ la ko cee moñaale yooyu jikko nag day jikko yoo xamante ni diine da ko dul gërëm waaye ku nekk am nga ko léegi nag li nga xamante ni moo lay ci dimbali mooy ñu ràññaleel la ko ba nga xam ni jikko yu bon yii mooy lii xam nga wax naa la mala yi waaye am na jikko yu doomu aadama yoo xamante ni lu mel ne keñaan bëgg lekk tayeel bëgg nelaw bëgg àdduna nangam na yu bari yooyu yëpp dafa nekk ci doomu aadama yooyu nag bu nekk ci yow ana nan ngay mën a def ba mu wàññi ko bu mu ko mun a dindi ba mu jeexit nan ngay mën a def ba mu wàññi ko ba nga xamante ni dana la mën a dimbali nga mën a tàqali kook suuf si nag mën a yéeg tuuti jëm ci leer yi nga xamante ni moo nekk ci kaw yooyu nag mooy li nga xamante ni moom la tasawuf lu ci gën a bari di jàngale di ko dindi ci doomu aadama kon loolu moo tax waxtaan yi ci gën a bari tasawuf la moo ci ëpp solo. jërëjëf sëñ Pape Sall bu sëñ Sam Mbaye ndax mën nañ laa laaj lan moo la motiver ba nga transcrire waxtaani sëñ Sam Mbaye yi. ok xam nga bu doon man dong ak sama jëmi bopp duma ko sax xalaat ba di ko def waaye nee naa la man sëñ Sam moom ma sa nekk sama sëriñ waaye ku ñuy wax daam sëy rahimahullah sun borom yàlla na yaatal ba melam ba leeral ko di ko xéewal ba yomal xiyaam mu yóbbu ko ci àjjana yi gën a kaw te bañ ko xisaab lu ci gën a bari ci moom la jaar ndax moom taalibi sëñ Abdou Hakim la radiyallahu taala anhu bi nga xamante ni moom xamante nañ man ak moom ci sëñ Sam
ñu def nag bu ñu demee ci sëñ bi ndax xam nga nit ak taalibe ak sëriñam bu demee ci moom wax ji du demee noonu waaye daam moom gannaaw moom dafa amoon cër ci li sëñ Sam di liggéey bu ñëwee ci waxtaan yi rek lay waxtaan ci waxtaan yi conférence sàngam li sëñ bi nangam man nag sama intervention ci yu waxtaan yu demee noonu ci conférence bi rek la ma sa nekk mooy al muawana xam bi nga xamante ni moom la defaloon waa jamaatu Ibadu Rahman Thiès la ko defe woon kon boobu noonu man sama intervention ci loolu rek la doon jëm ba sëñ bi ni ma yow waaw gannaaw conférence bi yow apprécier nga ko noonu te nga ko bind man ma jàpp ni bind naa ko bind mooy naa ko transcrire moo ma ko wax moom laa lay wax ne la bu doon man dong la du ma am initiative naan damay traduire sëñ Sam parce que sama xel du ko daj waaye mu ne ma te nga ko bind bi mu ne ma te nga ko bind nag ma jàpp ni bind bi man mooy ni mu ko waxee ci wolof rek ma transcrire ko parce que jàpp ma ni moom wax dama na ma wax li mu wax ci wolof ma wax ko ci tubaab ma toog jël cassette bi transcrire ko ba mu jeex tàppe ko relier ko ba mu rafet ma jox ko ko bi ma koy jox sax booba maa ngi jël congé dem kokki xalifaam bi tey ñëw fa tase gàmmu belal ma jox ko manuscrit bi ni ko kii de sëñ bi ma ko def la woon gannaaw man demuma ci gàmmu gi yóbbaalal ma ko wala ma joxal ma ko bi mu ko joxee mu ñëw bi mu ñëwee Dakar bi mu ñëwee àndaat ak daam ñu dem ci moom mu ne ma liggéey ba de xool naa ko mu ne ko ah ma ne ko ah mu ne ma am na solo de waaye daanaka day ñaari pen ndax ku dégg wolof moom déglu bande bi da koy gën a noppal di ko jàng ci tubaab su ma ne laa bindal kay dama ne la nga bind ko ci tubaab ma ne ko ah man li ngay wax damaa xam lu mu doon bi ma koy bind ci tubaab ma ne ko yow li ngay wax bu fekkente ni 20 points la man li ma ci dégg matul sax 2 points te 2 points yi bu ko bëggoon indi du ma indi la mu ne ma li nga ci dégg rek indi ko mu ne ma li nga ci dégg indi ko kon muy ndigalu mu jóge ci moom ni naa ko traduiral conférence am yi jële ko ci làmmiñu wolof yóbbu ko ci làmmiñu tubaab yemul foofu tome 1 bii ak tome 2 bi malheureusement ma livre de poche yooyu moom dafa épuisé parce que tome 1 la ak tome 2 tome 1 bii li nga xamante ni moo ci nekk moo ko tànnal boppam bu ñu jëlee wax naa la ko conférence bu njëkk bi moom la ñuy wax tasawuf moom la ñuy wax almuawana mooy dimbalante bi nekk Thiès boobu bi muy defee loolu ba pare deuxième conférence bi da nga gis ni ñu ngi ko tuddee muhasabatu nafs maanaam nit ki nan lay waajale dee waaw nit ki nan lay waajale dee boobu mi ngi ko defoon Louga quartier bi ñuy wax Njàng Bamboj mooy 1994 mooy deuxième conférence léegi nag troisième conférence bi da nga dégg ñu la tasawuf wa Cheikh Ahmadou Bamba le soufisme Cheikh Ahmadou Bamba institut islamique 1884 boobu bu njëkkoon ni ñu ko tudde woon yowmal xiyaam lañ ko tudde woon yowmal xiyaam lañ ko tudde woon léegi maanaam nag moom ni mu lay waxee ni muy tànnee conférence daan la conférence sangam de ay boobu de am na solo de léegi xam nga boobu jàllee xam nga bi ci topp soufisme orthodoxe dans l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba su ko defee ñaari conférence yi day complémentaire xam nga waaw léegi nag mu indi la benn tawhid boobu ñu rappelé ni mu ngi ko defee France Lille 1992 parce que liggéey yi 98 la commencé 98 maanaam 96 97 defe naa ci la ma ko sant waaw man nekk ci non 90 maanaam génn bi 98 la mool bi commencé génn bi mu demee parce que defatul mais bi mu moom parce que moom commencé woon na ko corriger léegi cinquième conférence bi moom tawhidul l'islam la tudd mais tawhid la waaw boobu tamit France la ko defee woon Paris 1992 waaw tawhid la ci tawhid la ko def léegi boo jëlee tome 2 bi waaw moo dekk noonu da ngay daal di gis julli géej gi prière sur la mer waaw moom mooy julli sëñ Tuubaa bi mu julli woon ci géej gi julli géej gi après mu am alxuraan ak Serigne Touba ak alxuraan ak ñaari TGP yi waaw nag parce que waaw bi mu def ak Babacar Diagne parce que julli géej gi li tax ñu indi julli géej gi li tax ñu def julli géej gi mooy naka la nga mën a dégg yow ni doomu aadama mën naa julli ci géej gi waaw naka la noonu bopp nan la mën a dugg ci bopp léegi nag boo ko dégloo wala nga jàng ko da ngay gis ni ci taarixul islam am na ay yu bari yu demee noonu yoo xamante ni amoon na waaw ñooñee nga xamante ni maanaam indi
yonent yàlla Ibrahima ak taal Namroos ba muy mujj ci taal ba ku ko ci musaloon sun borom a ko ci musaloon sun borom moo musaloon yonent yàlla Moussa yonent yàlla Ibrahima ca taal ba moo musal sëñ Touba ci lab ci géej gi sun borom moo ngay dem ba yow dootoo am argument pour bañ a comprendre ni lii war la mën a ñu rappeler ni ci tome 2 bi. waaw ci lay def ay témoignages ci Serigne Saliou. ak sëñ Mountakha ci commencement bi. waaw moom laa lay expliquer parce que boo seetee moo tax man la ñaari Serigne Touba ak alxuraan Serigne Touba alxuraan bu njëkk bi mooy centenaire sëñ Bassirou moom la defoon Daaru Minam def na 92 la booba sëñ Mountakha mi ngi toog ak Serigne Saliou ambassadeur sëñ Saliou Mbacké ambassadeur mooy du Daaru Xuddoos waaw mu def seede yi nga xamante ne def na ko ci ñoom parce que dañoo yàgg a jaxasoo ñoom ñaar sëñ Mountakha xëy na traduction yi mu amul mooy yu mujj yi waaye njëkk yëpp am na ko ndax daam moom ma yóbboon ci moom loolu yëpp am na ko mu def seede yi mu defoon noonu ci sëñ Mountakha ak sëñ Saliou ambassadeur mais boo seetloo nee naa la sànq ñaari tasawufa Cheikh Ahmadou Bamba dañoo complémentaire noonu la demee tamit ci ñaari alxuraan ak Serigne Touba yi parce que biñ ko joxee Serigne Touba ak alxuraan mu di ko waxtaanee ci Touba dafa indi alxuraan ni mu wàcce ak lan moo ko taxoon a wàcc nan lañ ko dajale bu njëkk ba lan moo ko waraloon ak charte yi joxe woon ak ñan ñoo ko dajale woon dajale ñaareel bi lan moo ko indi ak nangam yooyu yëpp nag ba muy dugg ci Serigne Touba nag daani ko waxtu woo dafa jeex waaye ci déwén sa bi ñu ko joxaatee ci jumaay sëñ Modou Gueye ji ci Parcelles Assainies 93 ci la ñëw nag ci sëñ Touba ak alxuraan ak ni nga xamante ni noonu la bëggoon xam naa loolu aussi environnement ba daara ja moo taxoon mu gën a insister ci sëñ Touba nan la bëggoon ñu jànge ko alxuraan bindee ko alxuraan jàngalee ko alxuraan. mais ñaari conférence yooyu benn suivi logique la amoon. suivi logique la boo seetee yëpp noonu la parce que boo xoolee. gis naa léegi yaa ngi jël livre de poche bi bubb la bii ñu nga xamante ni mooy mu jaddit mooy tome 4 bi mu jaddit Mbacke Bawol mu jaddit Mbacke Bawol def naa 87 la woon def naa moom la defoon Cheikh Ahmad Bamba mu xaafizun wa mu jaddit foofu aussi dafa indi dëkk expliquer lan mooy tajdid maanaam la rénovation lan mooy rénovation ci l'islam parce que da nga dégg ñu naan diine nanguwul gan kon ana lan la ñuy yeesal muy indi nag ni depuis Omar ibn Abdul Aziz la mu jaddit amoon parce que hadisu sallallahu alayhi wa sallam moo ni woon bépp téeméeri at dana am jëmm joo nga xamante ni dana ñëw ngir beesal diine ji mun indi la nag léegi mu jaddit yu njëkk yi kan la woon ban époque lañ fi nekkoon lan moo doon seen tajdid ñoom ak li ñu doon beesal ñoom ban ñaata diir la def ci jamono door a jeex xam nga boobu tamit bi muy dugg ci sëñ Touba temps ba jeex na biñ ko joxaatee 92 Amérique ci la door a ñëw nag ci sëriñ tëj dëgg bu sëñ Touba waaw kon maanaam boo dee seet conférence yi bari na waaye niroowul ndax loolu dañu toog nii xam nga ci conférence Paris bi boo seetee am na Lille am na Marseille ñu toog ma ni ko sëñ man dama dégg benn exposé boo nga xamante ni bi da nga ko def ñaari yoon mais laaj yi bokkul mu ni ma demewul noonu je ne me répète jamais waaw je ne me répète jamais mooy ci wala duma wax di ko waxaat demewul noonu je ne me répète jamais mu ne su ngeen seetloo da ngeen gis benn laaj bu ci nekk ban exposé la àndal mooy li ma la wax ni la je ne me répète jamais boobu nag moo indi bu ñu ko joxee thème joxaat ko la waxoon fële du bokk ak li mu wax fii waaw. tome 3 bi mu ngi waxtaanee la corruption. que nous vivons mooy yàqu-yàqu jamono ji mooy yàqu-yàqu parce que conférence bi boobu noonu mooy port 94 def naa xoolal est-ce que du 94 port 94 moom ñi ngi ko tudd woon yàqu-yàqu jamono ji terme tubaab bi nag sama déggin la corruption du temps que nous vivons maanaam corruption ci tubaab mooy yàq corrompre quelque chose mooy yàq ko yàq dañ ko yàq jamono ji dañ ko yàq léegi nag yàqu jamono jooju lan la da nga dégg mu naan jant fenke soowu donc li nga xamante ni moo doon lu baax lépp daanaka kenn gisatu ko lu bon li moo ko wuutu kon jamono ji yàqu yi bari na ci col gi ci waxin ji ci toogin wi ci dundin wi ci nekkin wi ci kër gi ci lépp ba ci lii nga xamante ni moom bàyyi na ko fi
bokk na ci combat yi nga xamante ni moom laa tàmbali woon doon ko mëne parce que yàq gi dugg na fa ndax léegi daanaka boo xëyee suba gu jot ñu yónnee la 5 secondes wala 30 secondes wala maximum 1 minute sëñ Sam ba nga xamante ni bii mais la muy wax boo ko jëlee ci contexte bi mu ko waxee indi ko feneen ban sens lay amati wala nit wax fële def njuumteem nga ñëw dagg ci kasetu sëñ Sam ñëw tontu ko loolu taxuloon waxtaani sëriñ Sam yi jóg waxtaanu ni dafa amoon lu ko tax a jóg kon loolu ci yàqu-yàqu yi nga xamante ni moom la ñuy dund ci jamono ci la bokk. beneen bi l'islam face au monde contemporain kooku wolof bi moo doon ci jamono jii ñu nekk ab jullit nan la mën a jàppee diineem xam nga loolu boo ko traduire mot à mot du wolof au français du am sens mais nag léegi kon da nga naan l'islam face au monde contemporain maanaam yow naa na ci jamono jii nuy dund jamono ji Louga 92 boobu ci nga dégg mu lay wax guddi gi njëkk ci bàmmeel ak ñoom seen yooyu ci conférence boobu la amee woon waaw. kon ñu ñëw ci yi nga xam ni moom nga mujjee génne. waaw bi nga xam ni mooy le prophète Mohammed. gàmmu 92. sallallahu alayhi wa sallam mooy gàmmu 92. waaw bi ñu defee woon Louga. gàmmu moo nekk nii. gàmmu bu gàmmu sant ñun ñëpp dañuy ñëw toog. mu def exposé ci sira ci dund yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ci saxaaba yi ak ci xew-xew yi nga xam ne yëpp moo doon xew su ko defee nag lu mat ñaari waxtu wala lu ko ëpp bu paree nag léegi ñu ñëw nag léegi ci laaj yi kenn ku ci nekk loo xalaat rek nga laaj bi mooy al mujtama la société maanaam société maanaam mooy ni ñuy nekkee nii ni ñuy dunde boobu mooy bi nga xamante ni comme mën nañ ko tuddee le contrat social. le contrat social waaw daal mooy bi nga xamante ni moom mu génn mooy al mujtama la société. kon xanaa di ko conseiller mbokk taalibe yi rek ñu fàggu ko fi ne ni ku ko bëggoon fàggu fan lañ ko mën a fekk. waaw fi mu toll nii pour def ay dépôt daanaka amatul daanaka defatuma ko parce que da ngay def ngay jël yóbbu waaw xam nga day waaw waaye daal lu ci gën a bari am na ku ñuy wax Moustapha Sy man def naa teelu mu numéro ak Modou Gaye Sam ñoom ci ñi nga xamante ni distributeurs yi ci leen bokk wala bu leelu wee daal xanaa fii ci kër gi waaw. incha allah kon tamit ñu rappelé ne am na yeneen yi nga xam ni comme ñu ngi ci yeneen thèmes yi tey mu ngi en PDF. comme 12.org comme le message coranique. waaw ak le Coran. yooyu ñoo ngi ci kii ci maanaam ci. waaw ñoo ngi ci site net comme version PDF. kon xanaa dañuy waxtaanee rek dugg ci li nga xam ni mooy suñ dernier point. muy ban problème nga am ak édition. maanaam pour mu dem ci maison d'édition yi ndax gis nañ ni yëpp yaa ko édité sa bopp. waaw. parce que bi ma xamante ni bi génn na boobu je n'ai pas encore compris boobu daanaka wër naa Ndakaaru ba mu daj mais nag ci biir wër bi ma dem ba fàttali ko nag loo xamante ni tamit sëñ bi waxoon na ma ko. phrase boobu dafa dem bi mu demee ba dellu si am na lu bari dama ko réccu. parce que newoon na ma nul ne peut compter que sur soi-même d'abord. nul ne peut compter que sur soi-même d'abord mu ne nit ki lépp lu muy def du ci dimbali ko kenn lu dul ci boppam njëkk maanaam moom la wolof di wax naan ndimbal na ca fekk la ko borom waaye nag yow boo defee lu kenn xamut ndax moom sëñ Sam xam nañ ko waaye man xamuñu ma sëñ Sam nekk na fi ba jóge fi. kenn gisul ne bind na wala mu bind lu dul traduction yi kon bu demee ak jamono ni mu demee nga jël ay waxtaanam móol ko def ko ci tubaab yore ko def ci photom di ko wecc ko am na doo xamante ni fa la xalaat yi di jëm donc boo demee ci xam nga maison d'édition yi business la ñoom defuñu wala boog ñi nga xamante ne ñi ngi def ngir yàlla xaw ma leen waaye dem naa NEA nouvelle édition africaine maanaam ay maison d'édition bari dem naa fi mais ñoom bu ñu damay bañ a citer ay tur di leen tooñ ndax xëy na liñ doon def xëy na bu ñu gisawaatoon danañ taxawee neneen mais NEA moom mën naa ko citer parce que c'est les nouvelles éditions africaines dem naa fa am na sax ay temps yële ci ginnaaw contrat numérique bu nga xamante ne bi doon nañ ko toppatoo waaye xam nga boo xasee découragé rek pour nga amaat courage day xaw a jafe donc bi nga xamante ni te am na même ministère de la culture présidence de la république jamono Abdou Diouf yooyu yëpp ay démarches lu ñu defoon xam naa loolu mooy la waxoon ne nul ne peut compter que sur soi-même d'abord ja la bëggoon a wane rek moo tax fu ne nga dem fa
waaw léegi nag bi nga xamante ni dem nañ fu ne dem nañ fa li ma doon wax ci maison d'édition yi ñoom li nga leen di présenter dañu koy étudier par rapport ak la société le besoin la demande de la société ndax lii société bi soxla na ko wala soxla woo ko donc ñoom bu ñu ko xoolee xalaat ne léegi ñoom buñ ko édité duñ ci génn dañ lay wax poliment que ni ñun daal bu ñu amoon thème sàngam moo ñu gënal fekk na yow binduloo ci loolu kon loolu day nekk ci jafe-jafe édition. ndax am na ay maison d'édition spécialisées yi nga xam ne comme les éditions Minan. waaw mais donte yàggul. waaw ak tamit yi nga xam ne ay maison d'édition yu nekk à l'étranger comme Tasnin Albourakh. yooyu tamit c'est à saisir. voilà moom laa wax ci départ bi ne la su dee am na xaw ma ko te xam nga yooyu xëy na ñu bees amoon naa tamit ay partenaires yu nekkoon Paris ku mel ne Morlo mi ngi woon Paris amoon naa daal plusieurs partenaires parce que ñoom ñoo nekk bitim réew. mais Sénégal moom édition dafa cher édition dafa cher Sénégal soo amul ku la jàppale doo mën a dem te nag li ma koy waxee nit ñu bari du ñëpp nit ñu bari def ngir yàlla daanaka dañ ko xewil te lii boo ko dee def da nga koy def rek parce que bu fekkoonte ni lii day joxe xaalis kon danaa bari xaalis waaye da nga ciy def kaar bi du dellu si bu dee dañuy wax rek di wax ci télévision di wax rek te yàlla tax amul benn tom boo nga xamante ni bi édité naa ko la ma ca def kaar ba dellu soit ci man te c'est des coups de millions boo jëlee tome 1 bi nga édité ko 1,7 million 98 tome 2 bi nga édité ko 1,5 million ainsi de suite boo dee lim da ngay mujj dem ba xam nga seytaane dafay mbër moo nga xamante ni mi moom bu la jéemee tëral yow mënu laa tëral day dem ci say mbokk ak say xarit nan leen seen waa ji dafa dof lu ngeen ko jox mu def ko ci lii te dara du ci ñëw te parce que ils n'ont pas compris waaw ils n'ont pas compris te malheureusement yaakaaruma ne daañu comprendre am na solo lool waaye ñoo ngi ci temps yu mujj yi kon dañ lay laaj rek ndax yaa ngi waajalal beneen conférence bu xam ni amaguñ ko ci transcription ak traduction en français. waaw am na bu sori sax am na bu sori boobu Daaru Xuddoos la ko defoon 95 sori na am na yeneen yu ñu def tam yoo nga xamante ni kii na waaye comme ni ma la wax rek xam nga bu la sa sëriñ sante ngay def doo bàyyi te sant na ma ko rappelé ma ko te diggante bu ñu mujjee toog ñu waxaat ci ak bi fi bàyyi ko fukki fan la ak ñett mu ne ma traduction bu ko bàyyi mu ne ma bu ko bàyyi ma ne ko day man avant nga ma koy sant fi may liggéey maa fa ëppoon jot waaye bi ma ko santee seytaane def na ba fi mu toll nii maa fa gën a néew jot mu ne ma waaye technique bi mooy bés bu ne benn ligne waaw xam nga loolu éducateur la waaw moom éducateur la mën nañu wax ni transmetteur la tamit waaw moom transmetteur de connaissance quelqu'un d'accompli xamante ni kii xam naa ne daal moom ci ñooñu la bokk ci ñun suñu borom waajal yónni ko wax ju rëy la boo ko dee wax boo ne di yonent la dul dégg waaye yonent yi bari na alxuraan ñi mu indi seen tur rek nga xam ñi ci des xamoo seen tur te déggoon nga sëñ Abdoulaat ni bu ñu wax naan yonent dootu am nu bëgg a woo tax mu waaye képp koo xamante ni ki dangaa toog ci aw nit naan dama ne ñu naan naam mursal nga ci ñooñu mursal yonent la du dëgg kon nag te nag waxtaanam yi li ci gën a am solo dinaa ci soññ nit ñi dinaa ci soññewaat yi damaa xamul ñaata minute des ci conclusion bi waaye du tee ma brossé ko ci ndaxte dafay lu am solo li ëpp ci ay waxtaanam ci sëñ Tuubaa la ko def waaye nag mu xadd ba maanaam introduction yi ngay dégg yëpp lu ci gën a bari tawxiid la ak yowmal parce que bu ñuy wax yowmal xiyaam da ngay dem yow mi nga xamante ni parce que moom docteur la day faj li muy faj mooy jàngoro xel lay faj yow boo demee ci docteur bi nga xamante ni bi jàngoro yaram lay faj da nga dem ci docteur bi lu mat fukki nit dana dem ci docteur bi nga xool ordonnance yi mu leen di bindal ordonnance bu ci nekk dana am garab sàngam maanaam pour wax rek de manière profane nga jël fukki nit kenn ku ci nekk ordonnance am dana am aspirine waaye nag garab bi ci topp kii nga xamante ni tension bi la am na garab spécialisé pour moom ki nga xamante ni leneen la am na garab spécialisé pour moom ki nga xamante ni lii la am
waaye am na garab boo nga xamante ne bi daanaka ñoom ñëpp ñoo ko bopp lu tax ñu jàpp ne par exemple ci misaal kenn ku ci nekk feebar bi la dal day metti bopp maanaam day ànd ak mettitu bopp maanaam bu fekkente ni say bët gis bi dafa neexut day ànd ak mettitu bopp bu fekkente ni da ngay faral a constipé lu bari doo génn lu bari day ànd ak mettitu bopp maanaam pour parler aux médecins qui m'écoutent c'est un profane qui en parle li may wax mën naa bañ a nekk dëgg waaye mën naa bañ a nekk dëgg ci exemple yi mu joxe waaye li ma bëgg a wax mooy fukki nit kenn ku ci nekk mën ngaa ñëw soo seetee seen ordonnance dana ci fekk au moins benn garab ba nga xamante ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk lu tax maanaam ñoom ñëpp seen jàngoro day ànd ak métit sàngam te métitu bopp boobu garab bii moo koy calmer du ko faj waaye da koy day dindi day tax ba métit bi doo ko yëg métit bi nag soo ko yëgul ñoom ñu door a nekk nag di faj ci li nga xamante ni moo lay dal loolu mooy hadis yi nga xamante ni dafa wuute gu bari ba nga jàpp ne contradiction la parce que da ngay ñëw ana lan moo gën ci jaamu yàlla mu la nit ñi nelaw ngay julli parce que booba kii wax ak yow ku yàlla yónni la xool na la xam na ne yow ku tayyal julli guddi nga loolu dong moo la manqué boo ko defee da ngay yegg ci yegguwaay ba keneen ki ñëw ci même jotaay bi laaj ko mu ni ko fonk sa ñaari waajur parce que kooku gis na ni dafa doyadal ñaari waajur ba mu ëpp waaw keneen ki mu wax ko mu ni ko dëkke koor parce que xam na ni ku foqale la ni nga xamante ni moom la ñu waxoon ci départ ba yooyu nag ay li ma la wax ne la li ma bëgg a expliquer mooy conférence yi nga xamante ni buñ ne ko Cheikh Amadou Bamba ak alxuraan mu indil la ci tawhid ba nga defee ne thème bi tawhid la wala ñu wax ko julli géej gi mu ñëw ci tawhid ba nga defee ne loolu tawhid la thème bi tawhid la wala ñu indil ko beneen thème muy wax ci loolu wala ci jamono yàqu jamono muy wax ci yàqu-yàqu ba nga defee ni thème bi noonu la comme ni mu ko defoon ci almawana di wax ba mujj mu ni xanaa da ngeen am jaxale sax ci introduction bi ndax thème bi mooy dimbalante waaye dafa fekk ni xolu doomu aadama day toll foo nga xamante ni pour nga wax ko mu dégg faaw nga tiital ko nag ba mu dellu si xam ni ki li muy wax ci yàlla moo tax muy wax loolu moo tax boo dee seetlu yu bëree bëri da ngay jàpp ni conférence yi dañoo niroo waaye boo dégloo ba ci biir da nga xam ne yu wuute la même bu dee wax sëñ Tuubaa yu wuute la waaye balaa ñëw ci sëñ Tuubaa ndax day bëgg bu dee wax sëñ Tuubaa lu mu wax ci sëñ Tuubaa doo ci mën a indi benn lay kon bu tëbee rek daal ni sëñ Tuubaa suñu borom yëkkati na ko ba teg ko ci kaw yonent yi doo ko mën a dégg day am fu muy tàmbalee am fu muy tàmbalee ba egg foofu bu ko waxee yow xam naa dana rëy ci yow waaye nag dootoo ko mën a weddi waaw. kon jërëjëf sëriñ Pape Sall bu sëñ Sam Mbaye waxtaan wi riche na lool jëlee nañ fi ay kàddu yu am solo ci ñi nga xam ni ñoo bëgg xamaat sëñ Sam Mbaye ndax beneen aspect muy aspect bi nga xam ni joxoon na ko gëdd maanaam muy mbind mi ndax ñu bari dañuy jàpp ni sëñ Sam moom conférencier rek la woon fekk moom mu ngi doon bàyyi xel importance bi nga xam ni mbind am na ko te sax bind na ndax sëñ Mouhamadan ñoo ngi koy sant bu baax bokk na ci ñi ñu xam ne ñooy suñu guide ci kër gi doon wax ni yii xam ni traduire na ko defalee na ko ñàkk mbindam nee na mas na dégg ci kenn ci mag ñi wax ko ni sëñ Sam waxoon na ko loolu maanaam di lu am solo yi ñu ko laajee lu tax binduloo dafa ni bind ñaar yi moo tax ngay def maanaam da ngay bind ngir wane xam-xam wala nga bind pour jàngale jamono jii nag dañoo seet ne nit li gën a soxla mooy xam nan lay jëfandikoo seen diine te comme loolu bind nañ ko bàyyi fi toog di bindaat guddal la kon li ñu bindoon nga toxale ko ci li ñu ko waxal ko ñu ko dégg moo gën a maa ngi jégalu ci dagg gi wala. jërëjëf sëñ Pape ñoo ngi sant bu baax mbokk taalibe yi yéen a ngi teewlu seen télévision Touba Madiyana TV ci seen émission Al Fikru Mouridi muy la pensée mouride te duñ ko waxee mooy bépp xalaat bu ko xam ni day waxtaanee maanaam spiritualité l'islam soufisme ak bindkat yi ak xalaatkat yi te sëñ Pape Sall mi bokk ci kon ñoo ngi leen di joxaat dig daje beneen weer ak beneen borom xam-xam ak yeneen i téere ci seen télévision Touba Madiyana TV jërëjëf. اللهم إني أسألك بأمرك لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بركات